ñaari tomb yi nga xam ne moom ngeen wax ni moo tax ngeen woote seen ndaje bii thème bi mooy lan mooy la relève de l'agriculture et l'intensification agricole mooy aw bi ñu war a waajal ci mbay mi aw nag ku sonn walla ku mënatul lañ koy def nga aw ko ak nu ñuy saxalee xeetu mbay mu saxal mbay mi ci réew mi li ñuy wax agriculture durable ñaari tomb yooyu moo tax ngeen woote ministre de l'agriculture mu ngi wax ni thème boobu ngeen jël dafa dëppoo gis-gisu président de la république son excellence Macky Sall te gis-gisam boobu mu ngi ko tënk ci li ñuy wax plan Sénégal émergent plan Sénégal émergent nag ci le président de la république ci boppam pour tëggal li fi ñëpp wax waaye li fi ndawal Serigne Abdourahmane Diouf wax ne mbay mi mooy ndegéer laay li gën a wér ak li gën a yaatu pour doomu Sénégal yi loolu la ci président wax def ne dafa bëgg bu mbay doon saxaar non bu koom-koomu réew mi doon saxaar bopp bi xëcc wagon yi dafa bëgg mu doon mbay li ñuy wax locomotive kon loolu dëppoo naa li sëñ bi wax pour jëmmal loolu ministre de l'agriculture et de l'équipement rural le professeur Moussa Baldé ci li ñuy wax PRACAS 2 PRACAS mooy ni ñu jëmmalee gis-gis ak xalaatu président de la république ci PSE ci wàllu mbay loolu mooy PRACAS mooy programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise maanaam programme bi nga xam ne moom la ministre de l'agriculture tëgg taxawal ko pour que bu fekkoon mbay mi toog mu jóg taxaw bu ko fekkoon mu taxaw mu dox bu ko fekkoon muy dox mu waaxu bu ko fekkoon muy waaxu mu daw maanaam baral doxinu mbay mi ci jëm kanam nee na lu tax seen thème boobu dëppoo moom nee dafa bëgg moom ministre de l'agriculture ci gis-gis ak ci ndigalu président de la république Macky Sall mu taxaw li ñuy wax ci tubaab une agriculture productive compétitive diversifiée et durable maanaam xeetu mbay moo nga xam ne lan ci ñor la ci hectare bu ne day woor njar mu am njarte te njëg lañ koy jëndee baax maanaam mu am prix mu nekk mbay yu wuute di ay mbayu nawet di ay mbayu noor bu dee noor mbayu noor yu wuute yii marché Sénégal tax koo jóg yii jaay ko bitim réew tax koo jóg nee na ku bëgg a tabax mbay moomu il faut mbay ma doon mbay mu sax li ñuy wax agriculture durable yéen loolu ngeen wax ci intensification agricole il faut mu doon mbay mu sax il faut mu am ay loxo li ñuy wax main d'œuvre surtout main d'œuvre bu expert maanaam ay béykat yu xarañ yu xam mbay mu bees yu dëppoo ak jamono nee na kon moo tax mu rafetlu seen ndaje bi ak thème bi daal mu jóg nee na mu ngi leen di jaajëfal yéen waa fédération des producteurs maraîchers des Niayes lu tax mu wax loolu nee na horticulture zone des Niayes bu doon téeméer la ñuy ñor ne at mu ne téeméer ci ay kilo wala ci ay tonnes juróom benn fukki yépp fii lay ñoree ci zone des Niayes zone des Niayes mooy guddaayu dalee ko Ndakaaru ba dugg Ndar ci téeméeri kilomètre ak juróom-ñetti fukki kilomètre daanaka ñaar téeméeri kilomètre ak dalee ci géej bi ba ci biir jéeri ji ci fanweeri kilomètre loolu mooy zone des Niayes
loolu mooy ñorle juróom-benn fukk ci téeméer yu ne ci horticulture ci Sénégal kon xanaa am na solo nee na li ñuy jaay bitim réew te à part tuuti gerte xam ngeen ne mbay yi ñuy jaay bitim réew yépp horticulture te ñu ngi ci jógee ci dinaa del si léegi ci juróom-benn fukki junniy tonnes non juróom fukki junniy tonnes ak juróom-benn ci 2012 du président de la République di jot réew mi daaw ndax bu ren yi ñu ngi koy jeexal statistiques yi waaye daaw ñu woon ci téeméeri junniy tonnes ak ñaar fukki junniy tonnes ak ñaari junniy tonnes kon xanaa ful ëpp nañ ko ful ñaar te nee na bu dee téeméer la ñuy jaay bitim réew nee na juróom-ñetti fukk yi fii lay ñoree kon xanaa zone de Niayes am na solo mu ne kon loolu FPN ak i béykatam participé nañ ci ba di ko fësal tey nee na kon loolu moo tax mu ngi leen di félicité di leen ndokkeel waaye di leen encouragé nee lu tax mu leen di encouragé parce que gis na ne tolluwaay bi yéeme na ci am solo macha allah waaye bu ñu ko nattee par rapport ak fañ bëggee yegg sas bi des na nee na kon mu ngi leen di ñaaxaat ministre de l'agriculture nee na mënuñoo ñàkk a fàttali jéego yi ñuy def ci wàllu mbéyum horticulture boo jëlee 2012 ñu ngi woon ci 905 000 tonnes fruits et légumes mooy juróom-ñeenti téeméeri junniy tonnes ak juróomi junniy tonnes lañ doon ñorle ci 2012 daaw wala boog ren ñu ngi ci million ak ñeenti téeméeri junni ak ñeent fukki junni ak juróom-benn 1 446 000 tonnes fruits et légumes nee na kon Niayes participé na ci pour 867 000 tonnes ci loolu daaw exportation wax naa ko ñu ngi ci juróom fukki junniy tonnes la ñu dooree ak juróom-benn 56 000 tonnes 2012 ñu ngi woon daaw ci 122 000 tonnes kon xanaa 97 600 tonnes daanaka 100 000 tonnes yëpp ci Niayes la jógee nee na kon loolu lu am solo la te bu dee exportation yi nee na mu ngi dugal yeesul juróom-ñaar fukki milliards ak juróom jëm kaw dina ko dugal ci li ñuy jaay ay légumes bitim réew nee na waxul nag ay junniy ndaw yi liggéey ci Niayes ak marché sénégalais bi nga xam ne ren wala boog daaw juróom-ñeenti weer ci Sénégal pomme de terre bu Sénégal la ñu xewlu te 2012 dañ doon importé pomme de terre bi yëpp soble ñu ngi woon daaw ci juróom-ñetti weer te 2012 ñu ngi woon ci diggante ñeent ba juróomi weer yu ñu doon téye marché Sénégal carotte ñu ngi ci juróomi weer yu ñuy téye marché bu Sénégal mu ngi woon ci 9000 tonnes léegi ñu ngi ci 17500 tonnes nga jël oignon ñu ngi woon ci 210 000 tonnes mooy ñaari téeméeri junniy tonnes ak fukki junniy tonnes léegi ñu ngi ci ñeenti téeméeri junniy tonnes ak fanweeri junniy tonnes ak ñeent 434 000 tonnes kon jéego yooyu mbéyum noor am waa FPMN participé nañ ci kon ñu leen di jaajëfal mu ñëw ci sas mi wax ngeen ko nee na li jëm ci njàmbat yi ngeen di tudd xëy na man yóbbante àq la te moom laa fi toogal dina jot mémorandum bi ngeen def waaye mu ngi leen di wax ne yéen ak seeni ñoñ yenn na ak yéen talaata biy passé ci Niayes te lim ngeen ba mu matale jafe-jafe yi te nee na jël te ñun ñii liggéey ak moom foofu lañ ci yem xëy na waaye yëg nañ bu baax ne ministre de l'agriculture professeur Baldé tournéem la carte bi li ko waa Niayes wax jàpp na ko ñun xam nañu waaye teewul fàttali baax na ndax dina jëriñ chef de village du Fass Boye imam en même temps
def naa fa zakkirullah fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kon am na solo kon ngeen jàpp ne fàttali lañ la ko jàppee waaye nañ ko jox waaye jot na ko nee na kon ginnaaw ba mu jëlee engagement ci ndigalu président de la république ci continuer gunge bi ndax loolu man rafet naa ko ci seen kàddu lool wax ngeen taxawaay bu am solo bi nga xam ne président de la république mu jaar ci ministère de l' agriculture jàppale na ko horticulture nga xam ne kenn mësu koo def moo waral it ngeen def lu ngeen mës a mën a def nee na dégg na ko il faut ñu féliciter leen ci loolu nee na ginnaaw effort yi nguur gi def ko ci jiw ma fàttali ne jiw pomme de terre 2010 daanaka 2007 lañ defoon programme di relancer pomme de terre waaye ba 2010 2011 daanaka jiw amuloon 130 millions pour 491 tonnes le président de la République njëkk a def ci 2013 wala 2012 la ko njëkk a def bi muy solo toog ci réew fi mu mujj ak yéen mooy daaw dugal na ci juróom benn milliard ak genn wàll waaye juróom benn milliard ak genn wàll ñaata yoon 130 millions la ñaata yoon la ko ful ma fàttali ne juróom benn milliard ak genn wàll mooy juróom benn junniy million ak juróomi téeméeri million nee na loolu du dakk kanam la jëm te looloo tax ngeen mën a béy pomme de terre ba jógee ci 15 000 tonnes wala 10 000 tonnes dem ci 140 000 tonnes nee na it fa dégg na bu baax li ngeen wax ci affaire engrais muy intrant yi yéen ngeen ne jàpp na ci bu baax ful la ko lu ñaar wala ñaar ak nangam waaye nee na dégg na ko te jàppale ko dina continuer tudd ngeen lu jëm ci affaire arrêté bateau bi ndax loolu it nguur moo koy def gel li ñuy wax gel des importations bu ngeen ñorlee nee na loolu it dina wéy lu jëm ci modernisation mbay mi mooy ku nekk xam nga ne horticulture war nañ ko gën a dëppale ak jamono ci wàllu ni ñu koy roose xam ngeen ne lance war naa xewi lance war naa xewi nee na nangu na loolu ndax baaxul ci ndox mi yàqul ndox la te day taxit li la technicien di sant ci li nga war a béyee mooy nga buté pomme de terre doo ko mën a def ndax ba ci sànni lance bi mu toj bi pomme de terre yi di feeñ kon mbay moom la mën ta seen kon lu jëm ci modernisation équipement bi léegi ñu def ci ay tracteur ak ci yeneen nee na dina ko wéyal ci sous secteur horticole ak yi ngeen fi tudd te mu nekk ci mémorandum bi kon jàppale bi nangu ngeen ko fësoon na waaye incha allah kanam la jëm mënut leen a fàttali nag kon sas bi nee na fi ñu jublu PRACAS de diggante 2019 ba 2023 dafa am sas yu bees yu nguur gi sas boppam waaye sas ko béykat yi li mu sas boppam mooy gunge leen ci ñu mën a def résultat yooyu ñoom béykat yi loolu lan la bëgg nañu soble ñu ngi ci 434 000 tonnes objectif bi mooy 650 000 tonnes ci 2023 maanaam juróom benn téeméeri junniy tonnes ak juróom fukki junniy tonnes te ñu ngi ci ñeenti téeméeri junniy tonnes yu teg kon xam nga sas bi yaatu na waaye def naa nangu ngeen ne lu mën a nekk la ndax suuf su ko def mu ngi fi rendement yi ko def mu ngi fi béykat yi ko def ñu ngi fi ñu ne pomme de terre bi ñu ngi ci 140 000 tonnes 2023 bëgg nañu yegg ci 210 000 tonnes muy ñaar téeméeri junniy tonnes ak fukki junniy tonnes jóge ci téeméeri junniy tonnes ak ñeent fukk kon xam nga loolu sas la waaye nee na it mu fàttali ne sas bi ci wàllu exportation ñu ngi ci 122 000 tonnes daaw bëgg nañu yegg ci 200 000 tonnes ci 2023 fii ak juróomi at kon xam nga sas bi yaatu na waaye nee na gëm na ni performance yi ngeen def ba ñu yegg si fii tey bu ngeen ci saxee ànd ko gunge nguur gi ak gunge partenaires yu am solo yi ñu gis fii nee na werante ak bien sûr gis-gisu leeraayu gis-gisu président de la République nee na amul werante ni dinañ mën a yegg fi ñu bëgg a yegg kon loolu mooy li nga wax ne li ñu wax ne dinañu ko def kon kàddu yooyu la waxoon ne nañu ko wax waaye am
xam ne moom tontu na ci ñu dégg ko kon lam ca tontu mën nañ koo jottali mooy lu jëm ci affaire njaayu pomme de terre bi ren wax ngeen ni yéen béykatu Niayes bëgg ngeen ni ñuy defee gel bi ñu gën koo saytu maanaam ni ñuy takkalee bateau bi pour ngeen mën a jaay bu dee suivre ngeen presse bi mu demee Sénégal ca Mbaan fan yi passé wax na ko fa ñëpp dégg nañ ko nee na comme groupe boobu nga xam ne société de droit sénégalais la xëy na ñu jógee bitim réew ñoo nga ca waaye ay doomu Sénégal ñoo nga ca preuve bi mooy ki doon wax léegi defe naa lu indien sénégalais la te mooy directeur commercial kuréel boobu nee na wax na leen ne comme li ñu mën yéen mënu leen ko il faut mu def li nguur di def ak yéen mooy il faut mu bàyyi xel ni nguur ñi gën a néew doole lay gën a bàyyi xel mooy am nañu dencukaay bu mën a denc juróom fukki junniy tonnes 50 000 tonnes ñoom am nañ fu ñu ko denc tey béykat yi amaguñu ko bien que nas bi mu ngi ci ñu mës koo am moo tax ñu ngi rafetlu seen projet 15 000 tonnes chambre froide bi ñu ngi koy rafetlu di ñaan yàlla yeggalu waaye moom ci boppam ministre de l'agriculture nee na am na ay programme am yoo nga xam ne def ay chambre froide fii ci Niayes bokk na ci loolu def naa xam ngeen ko am na ay def yu ngeen ñëw fekkee waxtaan loolu pour que lu ngeen ñor la ci ngeen mun koo denc bañ a yàqule mën a am prix bu baax Sénégal mën a jël boppam ci légume ndax dootuñu importé te bu ñu importé wul prix yi du kawe ne nañ prix bu diggu doomu bu baax ci béykat bi waaye baax ci tukulóor bi nga xam ne bool ba rek moo ko boole légume muy consommateur kon nee na loolu am na solo kon mu wax na Sénégal comme ni ko ARM waxee ànd ko ak direction de l'horticulture DPV douane ak jaaykat yi dañoo am plateforme bu ñuy liggéeyee ñun plateforme boobu li mu wax mooy dakkal nañu importation fi mu nekk nii dakkal nañu ko waaye fii ba le 28 février Sénégal mooy jaay pomme de terre te defe naa yéen ñi ci tente bi di ay béykat jóge ci tool yi ñëw fii nangu ngeen ne fii ak le 28 pomme de terre bu satisfaire marché bu Sénégal du fi ñor ma ni yéen ñi jógee ci tool yi waxuma nag Ibrahima ma ngi mi teel ci 10 hectares dinaa ñor waxuma loolu maa ngi wax marché bu suur suñu mbokku tukulóor yi fii ci Sénégal laa wax ma ni fii ak le 28 pomme de Niayes du ñor le pomme de terre bu mën a alimenter marché bi loolu gëstu nañu ko dox nañu ko gis nañu ko te comme ci mbooloo lay waxee damay wax lu leer kon li ñu wax it mooy fii le 28 comme ñoom ñor la lañu ñoom ñooy jaay ndax dakkal nañu importation te bu ñu jaayul pomme de terre dootu fi am ma baamu ko ma ne importation jeex na agum kon il faut pomme de terre Sénégal moom lañ mën a jaay ci Sénégal te ki ko fi amagum Sénégal kon mooy jaay ba le 28 mu arrêté tëj lam ñor la yépp ci ay chambre froide waa Niayes ñëw ci marché bi ba jeexal bu ñu jeexalee moo xam ñetti weer la moo xam ñeenti weer la moo xam juróomi weer la bu ñu jeexalee ñu ubbiwaat ñoom jaay lii mooy li Sénégal décidé nguur gi lii la am ak béykat yeeg commerçant yi décidé wu defe naa lu leer la kon kuy dem na nga yóbbaale loolu ministre bi nee na dëgg la moom ministère am yorul affaire njaay waaye nee na dina jokkoo nattangoom bi yore affaire commerce ba loolu ñu wax ñu doxal ko kon loolu defe naa tontu na doléance Mamadou Ndiaye di jàmbaaru fànk tëdd ci wàllu horticulture ak ci wàllu pomme de terre kon daal lii mooy li nga xam ne moom la ñu bëggoon a
yëkkati comme kaddu di félicité bu baax FPMN di ko encouragé ci projet yi mu am ci beesal mbay mi ci dëppale ko ak jamono ndax gis nañ fii champ école bi fi nekk fii ku fi ñëw mën ngaa jàng mbay te fekk génn loo zone de Niayes